ñun ñëpp muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Di bëgg indi ay tuuti leeral rek li nga xamante ni nii moom moo waral suñu jataay bi tey muy jataayu opposition bi muy front bi di ay parti politique et parti mouvement yoo xamante ni nii tey ñoo lënkaloo ànd di xeex benn mbir bi ñuy xeex nag ñëpp la concerné muy sénégalais ak sénégalaise muy processus électoral bi bu ñu nee processus électoral bi nag li muy ëmb dafay bari na lool mais dañ ciy jukki rek benn bi nga xamante ni nii mooy li nga xamante ni mooy les cartes d'identité ànd ak carte électeur te ñu gis ni nga xamante ni nii moom na ko suñu gouvernement bi doxale gouvernement Sénégal Macky Sall ak gouvernement somme bi nga xamante ni nii dépassé nañ ko ci li nga xamante ni mooy carte d'identité yi carte électeur ñi di wax 52 milliards CFA nekkul somme bi moo ñu metti mën nañoo metti naam mais bu fekkoonte ni nii jaar nañ ko ci yoon bi ñu ko war a jaar du am benn problème mooy defar nit ñi seen carte d'identité yu ànd ak carte électeur sans problème ñu jot ko ci temps bi nga xamante ni aussi ci la ko askan bi war a jotee mais tel n'est pas le cas malheureusement ba Sénégal di Sénégal ba léegi ñi ngi doog a gis ñu defar ay carte d'identité fu faatu nekk ñu def fa dem fu dem ba nekk ñu def fa faatu teñ ni def nañ ci matuwaay yi nga xamante ni nii moom lañ ci war a def yépp mu nekk mbir mu doy waar yamatuñ foofu ñu ñëwaat ci beneen mbir bi gën a garaaw mooy téye suñu alal suñu carte d'identité te ku nekk xam na ni carte d'identité carte électeur sénégalais bu ci nekk dafay nekk devoir la ci moom pour mu am ko ndaxte même bu dul li nga xamante ni mooy vote yi nga xamante ni ñi ci jëm élection présidentielle yi sax citoyen bu nekk da nga war a am sa carte d'identité légalement boo demee partout en Afrique en Amérique en Europe en Asie mosoo gis fenn ci àdduna fu ñuy déposer ay carte d'identité muy durer pendant 1 an Sénégal rek la am te ci lii la am ñu ni dépassé nañ ci 52 milliards CFA ba pare ñu jël ko nag li ci gën a doy waar mooy confisquer carte d'identité yi téye ko vraiment di ci def loo xamante ni nii doy na waar kumba am ndey ak kumba amul ndey ñii war nañoo jot seen i carte d'identité ñii waruñoo jot seen i carte d'identité mu nekk mbir mu doy waar boo xamante ni sénégalais bu ci nekk waxuma la ay parti politique ou ay mouvement wala citoyen bu ci nekk rek war nga cee jóg nga xeex ci nga def ci li nga xamante ni mooy sa devoir ndaxte carte d'identité nationale citoyen bu nekk war na koo jot légalement ak ni mu ko war a jotee kon loolu dafa nekk ay problème yoo xamante ni nii yu doy waar la ñu remercier nag front bi nga xamante ni nii mooy front bi nekk Italie nga xamante ni nii parti politique yi ak mouvement yi ñoo ko ëmb coordinatrice dina ci ñëw ci kanam tuuti pour citer yi nga xamante ni ñoom la ñooy liggéey ci loolu ci xeex bu am solo bi nga xamante ni nii xeex nañ ko ñoom tey mu wër àdduna bi yépp ba bokk na ci li tax tey suñu génnee li ñu génnee ko su néew ci carte d'identité xeex boobu moo ko waral bi ñu xeex ci ambassade bu Milan te front bi def ko front de l'opposition muy ñii toog tey nga xamante ni ay responsable lañ ay kilifa lañ ndax ku ci nekk rek parti bi nga nekk wala mouvement bi nga nekk yaa fay nekk président wala présidente jiiti ay mbooloo yu am solo yu nekk sa ginnaaw yu dul jeex kon lépp lu xew rek xam nañ ko ndax suñuy mbooloo bi ñu gisee ni carte d'identité yi am na problème ndax li ñu yor ci ay récépissé bari na suñu militant ak militantes yi sénégalaises yi ak sénégalais yi boo demee ci daayira yi boo demee ci association yi ñi jot seen i carte d'identité boo koy xool lu tuuti la ñi jotu seen carte d'identité kenn xamul nu mu toll
parce que am nañ ci ay preuves yu leer dañu am mbooloo lañ jiite nag ñu topp suñu ginnaaw ñu nit kon lépp lu xew rek xam nañ ko am nañ ko bi ñu defee recensement bi xam nañ ni ñi jotul seen carte d'identité kenn xamul nu mu toll ba pare ñu ñuy def loo parrainage mais parrainage mënoo koo def te yoroo carte d'identité koy parrainé looy parrainé booy parrainé carte d'identité italien bi ngay parrainé non moom moo parrainé carte d'identité italien carte d'identité sénégalaise bi nga mën a fa def sa parrainage kon loolu posé benn problème boo xamante ni nii moo poussé tey li nga xamante ni mooy front bi mu dem di xeex loolu buntu consul ba yàlla def nu ci ndam nag ndam lu am solo lu yaatu bu wër àdduna bi yëpp ba tey lii tey ñu génne ci carte d'identité tey ak su néew mu bari xeex boobu moo ko waral tey kon nag dañuy remercier li nga xamante ni mooy front bi nga xamante ni ñoo nekk Italie gàcce ngalaama que ça soit muy parti politique que ça soit muy mouvement def nañ liggéey bu am solo boo xamante ni nii ñëpp la waroon mais ñoom ñu taxaw ba muy metti ñoo taxaw xeex ko ba lii am tey kon ñoom gàcce ngalaama beneen bi ñu bëgg a ñëw rek ci benn mbir boo xamante ni ci manifestation yooyu indi ci ay leeral ndaxte ñi ne fii ñëpp jiite parti politique yi wala ñu jiite mouvement yi ay kilifa lañ ay responsable lañ yu mat responsable sax kon bu ñu déggee madame le consul Rokhaya Touré taxaw fii Brescia ne opposition bi dafa dem ci consul bi di fa yàq ak di xeex non dañuy démentir loolu mosul am ndax ay responsable ñoo fi nekk ay kilifa ñoo fi nekk yoo xamante ni nii du ñu dem fenn di yàq ndax consul ba Rokhaya Touré moomu ko Massamba moomu ko Mademba moomu ko institution la boo xamante ni nii ku ci nekk boo ñëwee da nga fay jaar jàll keneen ñëw kon duñ ko yàq duñu yàq suñu alal problème bi njëkk a am muy première manifestation bi le 4 la ko waral moo di bi nit ñi bëggee dugg gardien moo puusante ak doomu aadama yi ni du ngeen dugg ci la porte bi dajjeeku nit ñi dugg ci biir ba ñu duggee ci biir it dañoo arrêté activités yi mais benn kaas toju fa kaas parce que demuñu ci consul pour di yàq ci consulat bu au moins pour di yàq dara dama ni benn kaas toju fa parce que ñi nga fa woon ak ña fa nekkoon ñëpp nit ñi ngi doon filmer journalistes yi ñi nga fa woon képp koo xamante ni gis nga ni toj nañ fa benn kaas mën nga ko génne preuve yàquñu fa dara ñu def suñu manifestation tranquillement 2 heures de temps 3 heures de temps ñu génn dem bàyyi leen ñu continuer seen liggéey kon loolu moo fa am muy première manifestation bi deuxième manifestation bi bu ñu fay ñëw mooy ñu sax ñu dugg parce que fekk nañ fa force de l'ordre boo xamante ni kenn xamul nu mu toll mais def nañ suñu devoir citoyen mooy taxaw fa ñu war a taxaw kenn duggul ba heure yi nga xamante ni moom la ñu war a def manifestation ñu def manifestation kon loolu lañ fa def muy 3 manifestations yañ fa def yépp kon bu ñëwee ba fii Brescia ci benn ndaje boo xamante ni ndaje religion la mën nañ ko fa tontu mais ñun dañu respecté li nga xamante ni mooy diine respecté leneen am na foo xamante ni nii ay tontonte xaj na fa mais am na foo xamante ni ay tontonte xaju fa parce que du ñu dem ci benn événement religieux di sargal ay ustaas ñu fay nekk di werante wala ñuy tontonte loolu suñu ngor mayuñu ko suñu diine mayuñu ko moo tax duñ ko tontu mais du mën nañ koo tontu ku nekk dégg na da nga xamante ni wax na ko ci sénégalais yi ak sénégalaises yi defuñu dara Sénégal ñu kontaan trop nag ci suñu frère muy Ibrahima Niang ci réponse bi nga xamante ni nii def na ko moo calmé ñëpp ba kenn waxatut ndax Ibrahima Niang fu nit waroon a tontoo rek kon Ibrahima Niang tontoo na fa moo tax loolu lépp ñu calmé ko waxuñu ci dara mais Olof Njaay dafay wax ni tontu di forox heure bu ñu waree dem ba tontu li ñu war a tontu dinañ ko tontu ci yar ak teggin parce que loolu dañu xamee ay responsable bu ñuy def dañuy def yëpp responsable. La coordinatrice, vous avez la parole.
asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziyaar ci màggal gi ñu paase di ñaan yàlla ñaan yi fa jullit yépp ñaan yàlla na ko yàlla nangu ñiy ñaanal aussi suñu xalif bi yàlla na ko yàlla teg suñu kanam mu yàgg suñu kanam te wér dara bañ ko jot gàmmu gi nga xam ne moom lu ñuy juwal yàlla nañu yàlla defal jàmm bañ yegg ci jàmm ak salaam commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te ñaan yi nga xam ne julliti yàlla yépp dinañ ko fa ñaan yàlla nangu ko taataan ko ci àdduna bi yépp taataan ko ci Sénégal ba yàlla def Sénégal jàmm am fa élection yu ñu jëm mu nekk élection yi sedd guy ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te kii fa nekk ci bopp réew mi Macky Sall yàlla jëlee ko fa ci jàmm ak salaam ba jàmm dellusi ci réew ma kon ma doon wax rek ni coordination front de l'opposition bi yi nekk fii Italie parti de l'opposition yépp ñu ngi ci biir ndax mouvement bu Khalifa Sall ñu ngi ci biir PUR bu le professeur Issa Sall ñu ngi ci biir coordination bi bokk gis-gis bu le président Pape Diop ñu ngi ci biir Pastef bu Ousmane Sonko ñu ngi ci biir mouvement ensemble bi le juge dem jiite ñu ngi ci biir gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ñu ngi ci biir coordination bi ICS bu le professeur Abdoulaye Baldé ñu ngi ci biir Rewmi bu le président Idrissa Seck ñu ngi ci biir ACT bu le premier ministre président Abdoul Mbaye mi ngi ci biir Autre Avenir bu Ibrahima Thiam ñu ngi ci biir démocratie et les républiques bu l'ancien premier ministre Hadjibou Soumaré mi ngi ci biir waa grand parti ñoom it joxe nañ seen accord ni dinañ ñu rejoindre ndaxte xamoon nañ ni am na ñu fi nekkoon ci turu grand parti muy Imam Kébé yàlla def ñoom ñu am jafe-jafe ak seen parti ba toog jëf seen déclaration ni bàyyi nañu parti boobu muy wax dëgg yàlla loo xam it xaw nañ am ñagas-ñagas buñ sañoon parti d'opposition yi tey ñëpp dañuy àndandoo ensemble baatandoo ko ensemble campagne ensemble jële fi kii fi nekk muy Macky Sall mais ci biir loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo des ci parti ba joxe nañ seen accord muy Matar Diop ak Ahmed Diop ñi dina ñëw rejoindre front bi kon jàpp naa ni parti yépp ñi ngi ci biir opposition bi su ma juumul bu fekkee am na kenn ku ma fàtte ñi fàttali ma ko waaye jàpp naa ni grosso modo l'essentiel des partis de l'opposition ñi ngi ci biir li waraloon nag ñi def coordination boobu sama frère Massaer Diagne wax na ko léegi mooy que ni dañ fa am fu ñu jëm fi ñu jëm mooy fan muy élection présidentielle bu 2019 ñëpp xam nañ ni ku ci nekk di nga am sa candidat le parti démocratique dina am candidat am Pape Diop bëgg na nekk candidat Sonko la même chose Abdoul Mbaye ñun waa Khalifa Sall Issa Sall ñëpp ku ci nekk di nga am sa candidat loolu ñun ñëpp ñoo ko dàkkawarandoo mais ci biir candidature yooyu dafa am loo xamante ni nii moo ñu lié ñun ñëpp ñu war ko àndandoo xeex ko muy le processus électoral processus électoral nag boo ko déggee mooy la commencé ci révision exceptionnelle bi ñuy def mooy binduwaat ñi nga xamante ni nii bindu ñoon ci carte d'identité ñu dem bindu ci bu bindu boobu jeexee te ci biir bindu bi commission moom war a nekk commission bi dafa war a am président de commission état bi moo koy désigner assesseur ak les représentants des partis politiques ak le représentant des coalitions ou les représentants des partis politiques wala coalition de partis waa décennat bi aussi war nañ fa nekk mais ñun ñu gis ni ñun opposition bi comme dañoo néew doole gi Macky Sall yor ñun amuñu boobu doole suñu doole mooy ñu àndandoo ensemble ndax yoruñu doole état yoruñu doole nguur te Macky Sall mooy yor nguur gi yor doole état bi lu ko neex def
te pour ñu jëm ko contrecarrer il faut ñun dañuy àndandoo ensemble boole suñuy doole mu nekk benn àndandoo yëkkateendoo dóorandoo loolu moo indi ñu taxawal coordination boobu defe naa ne boobu léegi ñi ngi sant yàlla ñi ngi gis njariñ li ndax bi ñu jógee ci révision bi amoon na aussi benn période bu ñu doon def contentieux électoral bi mooy ñi nga xamante ni nii dañoo bind woon ci kii bi dañoo bind woon ci liste yi bi ñu bindoo gis nañ ni seen carte d'identité am na erreur wala adresse bi ñu leen defal am na erreur wala ñu yóbbu leen ci localité yi nga xamante ni waruñu fa woon a voté yóbbu nañ leen fa ñooñu ñëwaat ci période 15 jours yooyu pour def déclaration dem ci commission bi leen kat man dañu juum sama carte d'identité dama bëgg ñu defal ma modification ma delloosi sama base bi fi nekkoon ci biir 15 jours yooyu aussi permettre nañ ku nga xamante ni dafa nekkoon ci fichier bi yàlla def mu génn àdduna ñu war a dem def radiation pour ñu génne ko ci fichier boobu loolu lépp ci période bi mu jeexee nga xam ne loolu dafay delloo ministère de l'intérieur bu ngeen fàttali ko am na fi période bu nga xamante ni après élection législative yi le directeur chargé de la communication de la direction des élections muy Bernard Cissé dafa am benn communiqué bu mu defoon waxoon ni ci élection 2017 yi ñu génn muy élection législative bi fichier bi mi ngi nekkoon ci 6 219 446 inscrits ñoom ñoo nekkoon ci fichier bi nga xamante ni nii mi ngi nekkoon ci élection 2017 yi mooy élection législative yi ñuy génnoon ñu ngi def ci mi ngi ko def le 2 juillet 2018 bi muy def point de presse ci téléphone boobu déclaration xamal ni fichier bi après élection législative yi ñu ngi nekkoon ci 6 219 446 inscrits mais ci biir loolu li jaadu woon mooy fichier bi opposition bi yoroon ko mënoon ko contrôler mais gis nañ ni ñoom ci seen biir ñoo yor fichier bi di def lu leen neex ndax bu ñu demee ba ci biir da ngeen gis benn communiqué bu nga xamante ni le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom ci boppam moo ko signé joxe chiffre bu nga xamante ni dafa xaw a na contradictoire ak chiffre bi nga xamante ni moom la Bernard Cissé joxe woon ndax bi ñu waxee ne que 6 219 446 inscrits la léegi bi ñu defee mouvement yi parce que bu ñu defee ba pare dañuy def toilettage du fichier ñi nga xamante ni defoon nañ après ay radiation ak ñi nga xam ne dañoo gaañu ak ñi nga xamante dañoo nekkoon peut-être dans l'armée jóge ci armée bi nekk ci société civile bi yooyu ay modification yu nekk ci fichier bi dañ ko ciy dindi biñ ko ci dindee yooyu yëpp amoon na benn demande de formulaire bu nga bees beneen bu nga xamante ni nii bi ñu ko évaluer mi ngi nekkoon ci 440 547 sur le plan national muy Sénégal kese nga xam ne waroon na dolli ci fichier bi nekkoon 6 219 446 ci au niveau international ci diaspora bi ñu génnee ci journal officiel bi mi ngi nekk numéro 7117 du 25 août 2018 moom la nga xam ne moom la ñu publier ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom ci boppam moom moo ko signé woon mi ngi waxoon ni inscrits yi mi ngi nekkoon ci 6 682 075 ay inscrits kon am na différence de voix bu ci nekk ci biir différence de voix boobu ñoom bi ñu ko defee calcul amoon na benn gap bu nga xam ne toll woon na ci 31 100 et quelques inscrits yoo xamante ni nekkoon en ballottage kenn xamoon chiffre boobu fu mu nekkee parce que ñoom waxuñu ko woon dañ ko bàyyi noonu mu sedd kenn xamu ko woon il a fallu que ñoom ñu def seeni déclaration directeur bi wax lii le ministre de l'intérieur wax lii ñuy def confrontation gis ni chiffre yi am na leen loo nga xamante ni confondre ci bi ñu demee ci biir fichier boobu bu ngeen xoolee ci la ñuy voté loi de parrainage bi ni léegi pour nga am 0,8% da nga war a am ci nombre d'inscrits ci fichier bi 53 457 voix pour nga mën a nekk candidat au minimum maximum bi mi ngi nekk 66 820 voix nga xam ne mooy nekk 1% bi léegi pour nga am sa candidature jàll da ngay am 1% bu nekk 66 820 voix bu fekkee le minimum la dina nekk ci 53 457 voix muy lu nga xamante ni nii dafay lu doy waar loo xamante ni nii lii dal Sénégal ci élection yi musu am ci ay élection bu nga xamante ni opposition bi parti au pouvoir bi duñu waxtaan ak opposition bi
lu leen neex la ñuy def nanguñu jox kenn fichier bi nanguñu def kenn lu leen neex la ñuy def jaay doole la ñuy def nit ñi toog di leen seetaan defe naa ni loolu il faut mettre un terme à ça ndax dafa jaadu léegi nit ñi taxaw jàkkaarloog ñoom loolu defe naa mooy li am solo ndaxte tey bu ngeen duggee ci affaire parrainage bi problème yi ñu am yëpp tey ak chiffres yi ñu joxe yëpp jaadu woon na balaa ñoo démarrer parrainage bi nit ñi mën a jot seeni carte d'identité parce que ku amul carte d'identité mënoo parrainer kenn ndax carte d'identité CEDEAO yi sax dañ ko bañ ñoom a préciser ko ni ci carte d'identité CEDEAO yi ci nga mën a parrainer parce que ci la sa numéro carte électeur nekk ak sa numéro CEDEAO muy les 17 chiffres ci ngay mën a parrainer carte d'identité ci ngay mën a parrainer sa candidat mais boo jotul carte d'identité nan ngay mën a parrainer un candidat déjà loolu problème la ñu ñëw fii au niveau de l'étranger ndaxte inscription yu mujj yi passé biñ ko évaluer yëpp diaspora bi yëpp mi ngi nekkoon ci 381 052 inscrits moom la ñu boole ci fichier bu mujj bi mu nekk nii nga xamante ni nii keroog ñi ngi dégg Macky Sall di ko wax France ndax loolu moo xaw a perturbé nit ñi 3 chiffres yu bokkul ndax bii le directeur chargé de la communication dafa joxe chiffre ni le fichier est à 6 219 446 voix le ministre de l'intérieur moom ci boppam joxe 6 682 075 Macky Sall bi ñuy recevoir waa APR yi Paris li leen le fichier est à 6 700 mu nekk 331 000 voix yi nga xamante ni nii kenn xamul voix yooyu fan la dugg te loolu il faut ñu éclaircir ko nit ñi defe naa ni loolu mooy li jaadu bi ñu jógee ci loolu lépp ñu ni nag pour xeex loolu il faut ñu am def benn bloc moo indi tey coordination bi àndandoo xeex le processus électoral muy li jëm ci wàllu fichier électoral bi pour ñu mën a jot ci pour mën ko contrôler ñu jóge ci loolu organiser ay manifestations comme ni ko Massayer waxee ci biir carte d'identité yi te bu ngeen seetloo ñu ci bari fii bi ñu ubbee période contentieux électorale bi nga xam ne moo lay permettre nga mën a dem def sa modification sa carte d'identité wala su fekkee ni da nga am koo xam ne dafa nekkoon ci fichier bi mu gaañu nga mën ko déclarer ñu rajo ko ñu bari yëguñu ko woon le conseiller général jot ni fichier bi pendant une semaine nangu ko wax kenn man sama bopp man maa def vidéo te defe naa ne ñuy seetaan sama page Facebook yëpp gis nañ ko ma dénoncé ko wax leen ni fichier jot na ci parce que fichier du loo xam ne dañ ko koy yónni ay feuilles par email lañ leen koy am na ñoom ay correspondance électronique lañ koy inventé ñoom entre état administration mu jot ko téye ki bureau ñu ni leen jot na fichier yi dañu bëgg mu wax ñu kañ la ñuy commencé période contentieux bi te boobu jot na ko ndax Rome commencé na yeneen commencé nañ ba mu des moom comme d'habitude rek comme ni mu def nii ci affaire carte d'identité yi loolu defe naa ni jàpp na aussi lu gën a galgal nit ñi ñu bari seeni carte d'identité mënuñu woon def déclaration pour wane ni fañ leen yóbbu baaxul ak bi nga xam ne commission bi ñëw na fi communiqué ba mu war a def xamal nit ñi leen commission bi dina fi ñëw d'inscription yi ñi seen carte d'identité yi amoon problème nañ dem bu ñu demee def modification comme ñi nga xam dañ leen defal non votant ñoom ñu dem binduwaat pour ñu dugg ci fichier bi defe naa ni loolu moo war a jaadu mais loolu lépp gis nañ ni dara amu ci te ma jàpp ni dañu nekk ku nga xamante ni nii ñun consul bi wax dëgg yàlla taxu ñëw jóg du moom moo ñu intéressé ki ñu intéressé mooy ndey ji mili ji muy Macky Sall moom mi nga xamante ni nii tey li jaadu woon mooy carte d'identité yi mën nañoo bàyyi ñëpp ñu am seen carte d'identité bu carte électeur yi ñëwee ku nekk am sa carte électeur dans les délais comme li Massayer wax carte d'identité lu mu yàgg-yàgg loi bi li mu la wax 3 bu te duré 3 mois bu 3 mois yi jeexee lu muy nee jeex 1 mois war nga koy war a jox ko nit di carte d'identité mais ñoom comme dañoo boole carte d'identité ak carte électeur yi loolu mooy am problème parce que carte électeur mënoo koo joxe lu bu ñu ubbee processus électoral bi loolu moo tax affaire yi metti bi ci des bi ñu jógee ci loolu lépp ñu ni léegi nag pour ñu jot suñuy carte d'identité de yaakaar naa ne Macky Sall mi defanteeg moom dafa jaadu ndax mënuñu nangu mu voté lu benn loi d'urgence ñu voté ko 52 milliards pour ay carte d'identité nit ñi ba léegi mënuñu am seen i carte d'identité ndax jàpp naa ne ba ñu génnee ci élection législative yi ak li mu am élection yu bone noonu musta am Sénégal kon waral nañ cee jàng leçon ba élection présidentielle yi ñu jëm la ñu daloon ci élection yooyu du ñu dalaat ci élection yi mais gis nañu loolu lépp amu ci du matérialisme la ñuy def jaay doole la ñuy def lu leen neex la ñuy def parce que Aly Ngouille Ndiaye la mu waxoon ci affaire carte d'identité yi ca loolu la nekk ba léegi
képp ku ma xam ni da ngay voté pour Macky Sall dinaa fexe ba nga bindu ku ma xam ne da ngay voté ci Macky Sall dinaa fexe ba nga jot sa carte électeur kon ñoom ci loolu lañ nekk. loolu nag li koy faj mooy comme li ñuy def nii wax dëgg yàlla comme ni Massaer wax loolu duma ci dellu si gërëm ñëpp sant ñëpp mais mën na ni du ñu gërëm kenn du ñu sant kenn parce que xeex la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk dañ ko war a xeex ndax lu jaaduwul Macky Sall waruñu mën a nangu ni mu ñuy noote mu continuer di ko def munta nekk c'est pas possible ndax état bi mu yor doole ji mu yor ñun ñoo ko jox kon waruñoo nangu jox ko suñu doole ba pare mu di ko utiliser suñu kaw ci lu ko neex loolu dafa war a jeex. bi ñu defee suñu manifestation première manifestation bi ñu dem dañu demoon doon yëglu pour ñu jox ñu suñu carte d'identité te bañ ko jegee bind nañu lettre consul bi le 2 pour wax ko ni ko dañ ko bëgg a rencontrer mu tontu ñu ni nañu wax parti légalement constitué yi nga xamante ni nii ñoom ñoo nekk ci coordination bi wala nañ ko wan lan moo wane légalité coordination bi te moom ku nekk gis na ni buy adressé lettre lu muy def les associations les partis politiques associations les daayira ak lan société civile mais daayira amul benn buñ ci légaliser amul benn boo xam ne dañ koy bind ci papier administratif bu dul association te association yi fi nekk yëpp est-ce que association yi fi nekk yëpp am nañu ay papiers yu légal c'est la grande question ñii fi wax société civile est-ce que am nañu dossier yooyu kon bu waxee ni les partis légalement constitués parce que dafa am ñu mu bëgg a écraser parce que loolu arrangé wu ko bu ko neexee bu ko arrangé mu convoquer les mouvements politiques da koy def day convoquer les mouvements politiques yi boole ci les partis politiques du les partis légalement constitués boole ci daayira yi boole ci association yi boole ci nga xam ni kii vraiment li muy def kenn xamul ban façon la pour man dafa xamul administration wala dafa nekk ci defante te war a xam ni borom caq bu ñimee xeex borom baatu neen ka yor baatu neen wuru ko mën a ragal kon danañ ci dem ak moom ba mu mat bañ ko bindee lettre lam ñu tontu mi ngi fi ñu dellu bindaat ko lettre le 8 mu ne ñu yan parti légalement constitué nanguutul wax ndax coordination bi ñoo ko bind bi ko bindee au nom de la coordination j'ai signé la lettre au nom de la coordination mu tontu ma en tant que Abi Diagne madame Abi Diagne ma xamal ko ni ko du man maa la bind ndax man uma ci yow soxla c'est la coordination ñoom ñoo la bind kon booy tontu da ngay tontu la coordination kon ñu wax leen ni correspondance yëpp am na suñu digganteeg moom mais loolu lépp doyu ko ndax bu ñu musaa ñëw mu woo police ci biir woo police ñun aussi bind nañ les autorités italiens expliquer leen situation bi ñuy dund xamal leen ni ñun suñuy carte d'identité la ñu soxla ndax dañuy dem vers des élections yi 4 mois moo ci des Macky Sall voté le budget 52 milliards ñu defar ci ay carte d'identité pendant 2 ans lu toll ci ay 2 millions et quelques de personnes mënuñoo jot seen i carte d'identité ñu def rétention des carte d'identité loolu moo tax ñuy ñëw di kaas léegi nag consul bi mi ngi wër di wax ni nit ñi carte d'identité yi mi ngi fi woon nit ñi ñoo ko jël si woon ma bëgg leen a wax ni loolu waxi kasaw la waxi caaxaan la parce que carte d'identité yi njëkk na ñëw mooy yi nga xamante ni nii après élection 2017 yi la ñi nga bindu woon te jotuñu woon seen carte d'identité yooyu ñoom ñoo fa nekkoon ñun ba ñuy def manifestation boobu yooyu carte d'identité ñoo fa nekkoon ñooyu ñi nga xam ne bindu woon nañ ci élection législative yi jotuñu woon seen carte d'identité yi ñëw ci ginnaaw bi ak carte d'identité yi nga xam ne desoon na fi yooyu la boole ni ay seen carte d'identité ñoo ko jël si mais la jaadu woon bu doon kilifa gi muy wax mi ngi ci moom mais tey wax association yi daayira yi mais mën na def communiqué xamal nit ñi leen yi nga xamante ni seen carte d'identité mi ngi fi ak seen i carte électeur nekkoon fi après les élections ak yi ñëw ne nit ñi ñëw jël seen i carte d'identité parce que disponible na mi ngi au deuxième ku ñooñu jox la sa carte d'identité defe naa ni kilifa gu mag noonu lay def ñu continuer suñu manifestation état Sénégal gis ko ñu véhiculer ko partout génn ko ci réseaux sociaux yi ñu xam ne deru Sénégal mi ngi yàqu ndax Macky Sall yàq na deru Sénégal li mu ko yàq mënu koo passé ñu ni kon nañ leen sànni rek comme mi ngi nañ leen sànni dugub ndax ñu noppi Livorno information d'après les informations yi ñu fa am lu toll Livorno lépp ci kii bi 500 carte d'identité moo fa ñëw Milan gi d'après les informations yi ñuy def 300 carte d'identité lañ ñu wax ni ñoo fa ñëw man fan yëpp maa ngi dem consulat ba am na ñu bari ñoo xamante bindu woon nañ pour jël seen carte d'identité jotuñu seen carte d'identité les 3/4 des cartes d'identité mi ngi Sénégal ku leen wax lu dul lii day wax lu ko neex léegi nag mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam ñun li ñu bëgg mooy sénégalais yëpp xam ko ay mag ñoo nekk fi ay responsable ñoo nekk fi ay kilifa ñoo fi nekk ku ci nekk yaa ngi sa njaboot ci sa kër
ñu ci ëpp ñu ngi ak seen i carte d'identité kon bu ñuy xeex lii askan bi moo tax ñu leen di xeexal parce que carte d'identité yi tey am na ñoo xam ne bu ñu ci jotee wóoru sax dinañ la votel wala duñ leen votel mais l'essentiel mooy nañ jox carte d'identité yi seen i borom ndax ma nga Sénégal ñu téye di wax ay liste d'émergement moo ko loolu affaire u tappale la Aly Ngouille Ndiaye waxoon nag ñoom ca loolu lañ nekk koo xam ne daal Macky Sall nga nekkal pour voter danañ fexe nga jot sa carte d'identité koo xamante ni nii bëgg ngaa voter pour Macky Sall danañ fexe nga jot sa carte d'identité ñun ñi nga xam ne nag ànduk ñoo Macky Sall te duñu voter Macky Sall ba ilaa yow mi diin lu fi jële Macky Sall la ñuy wax ñun ñooy taxaw defante kook ñoom face li leer ba leer mooy màggal gi moo ñu téye woon mais tooguñu noppaluñu Macky Sall dana génne suñuy carte d'identité nu mu ko génnee dinañu préparer waat danañ demaat manifester ci consulat ba dinañu jël suñu responsabilité ba mu mat sëkk léegi nag ñi liy lancer appel mooy am na ñu nga xamante ni nii d'après les informations que nous avons reçues am na jeudi bu ñu programmé woon ñoom dañoo foog ne ñun dañuy ñëw def manifestation parce que ñun ay nit ci légalité la ñuy dox aussi ba ñu yëgee ni carte d'identité yi dinañ ko indi Sénégal dina jógee Sénégal ñëw ca la ñu demandé ñëpp ñi leen nañu toog suñu kër comme ñoom nee nañ dinañ yónnee carte d'identité yi dinañ ñëw nañ leen bàyyi jeudi bi ba xam bu carte d'identité ñëwee dinañ commencer distribution ou non dafa naan ci àllarba boobu avant ñuy def suñu manifestation le jeudi consul bi ci boppam convoqué na daayira yi ak association yi sans parti politique yi nii les mouvements politiques yi ñeent association yi ak daayira yi la convoqué ci bureau am ne leen carte d'identité yi dina ñëw ci week-end bi dinañ leen wax kañ la ñuy joxe carte d'identité yi loolu moo taxoon alxames boobu demuñu def manifestation moom yaakaar na ne dinañu ñëw mu dem recruter ay mbër li ñu leen di wax nag mooy ku ci nekk na nga jël say responsabilité ñun dinañu jël suñu responsabilité ba mu mat sëkk fu ñu war a jaar dinañ fa jaar fu ñu war a dem dinañ fa dem ku ñu war a bind dinañ la bind te dinañu delluwaat manifester ci consulat ba ñi ngi mettre nag en garde ñi nga xam ni c'est des gros bras mu jël leen indi leen foofu pour ñuy jéem a lijjanti lenn lu ñu def suñu manifestation bu ñu fa ñëwee dinañu fa fekk te dinañ jël tous les dispositifs nécessaires te lu leen ca dal nañu xam ni du consul bi moo leen di defal contrat bu wane ni ci consulat ba la ñuy liggéey wala leneen ñoom dinañ jël seeni propre responsabilité te defe naa ne dañoo ñëw ci réew mi pour liggéey ñëwuñu fi ñu leen di jël ay góri ñu nekk fii di xeex ak nit ñi ak di xuloog nit ñi ñun nag danañ jël suñuy responsabilité xam nañ fa ñu war a jaar ak la ñu war a def ak suñu yan responsabilité ñuy jël pour buñ ca yeggee ca manifestation ba non ku nekk dana xam ni fii ay kilifa ñoo fi nekk loolu moom dama leen koy wax léegi nañ teel a jël seen responsabilité ndax ñun dinañ jël suñuy responsabilité te dinañ delluwaat ci manifestation ci consulat ba def fa manifestation carte d'identité yi nag li ñu leen ci waxoon loolu lañ leen ciy wax li jaadu mooy au lieu mu koy fixé ci consulat ba moom li muy wax bu dee dëgg la ci moom bëgg na sénégalais jot seen i compte mais toujours day wax association yi ak daayira yi mais na woo président association yi ni leen léegi samedi ak dimanche xam na ni fii ñu bari samedi ak dimanche la ñuy am jot dinañu ñëw tey association bu Bergamo dinañ ñëw bu Brescia dinañ ñëw bu Milan dinañ ñëw ainsi de suite organiser wu leen bu ko defee ñu envoyé fa commission yi nit ñi dem jëli seen i carte d'identité moo gën a yomb que nit ñi di xëy bëgg a jóge fii dem di consulat ba muy indi bousculade comme la fa amoon démb kenn du xam nooy def xam doo liggéey loolu du liggéey bu rafet du liggéey bu jaar yoon comme moom bu ko intérêt taxawee mu ni consulat yi mu ni association yi ak daayira yi lii nga xam ne ñor na ñëpp aussi les présidents d'association et des daayira yi nga xam ne aussi ñoom da leen di convaincre ñoom it nañu jël seen i matuwaay bind ko xamal ko ni sénégalais yi dinañu ñëw fii dañuy demander commission bi ñu indi leen fii ci association bi nit ñi mën a ñëw jël ci seen carte d'identité dafa naa ne loolu moo gën a yomb que ñu dëkk ba Ravenna dëkk ba Faenza dëkk ba Rimini bëgg ñëw ci consulat bi mu laa di jël seen carte d'identité ku nekk xam na lu bopp yanu mais xam na lu bët attam foofu nu ñu koy waxee ci olof kon nag loolu daal lañ amoon lu nga xamante ni dinañ ko leeral ci wàllu affaire carte d'identité yi ak li tax coordination bi di jóg en attendant ñu bàyyi suñu mbokk journalistes yi luñ ñu ci laaj ci leeral dinañ leen ko leeral mais daal di leen wax ni xeex bi day dog di commencer parce que carte d'identité la ci ëpp ma nga Sénégal te ñëpp xam nañ ni parrainage bi le 30 bi lay jeex le premier ba le 26 ci la ñu commencé dépôt des candidatures kon li ñu bëgg mooy Macky Sall joxe suñuy carte d'identité na mu ko téye Sénégal dina génne suñuy carte d'identité te dinañ ko vilipender partout parce que bind nañ autorité italien yi te bind nañ ñëpp dinañ informer ñëpp wax leen Macky Sall ne mu yore suñuy réew defe naa ne lu ëpp solo daal mooy loolu te noonu ñii ñu ko àndee noonu lañ koy àndee ba ci élection présidentielle yi incha allahu rabbi bu ñu fi yàlla bàyyee ñooy ànd toppatoo bureau de vote yi bu ñu ca yeggee ci ñi représenté ci bureau de vote yi ñoo koy àndandoo bu ñu yeggee ci jour élection yi ñun ñooy àndandoo couvrir les bureaux de vote taxaw ba résultat yi génnee yëpp yëgandoo ko ñu jëlee fi Macky ci jàll ci jàmm ak salaam defe naa ni lu ci ëpp loolu moo doon taxawaayu coordination bi
kon su fekkee ni am na leen loo xam ne ni fàtte naa ko ñu bàyyi sëñ Thierno wala Massaer ku ci am lu mu ciy complété ci loolu mu complété ko ci ñu déglu la presse. waaw ginnaaw bi ma leen nuyoo yéen waa Manko Folli Macky Sall 2019 di rafetlu aussi seen taxawaay di rafetlu seen courage bi nga xam ni dès le départ bi ñuy créé mouvement bi yéen a ngi ci ànd ak ñun di ànd ak ñun muy metti ñu di ko ñafe di def ay manifestations comme ni ko ma sœur Abi waxe muy la coordinatrice Massaer waxe ko parti politique yëpp ànd ci di liggéey bu rafet boobu ba ñu am ci bénéfice boobu mën nañu wax sax ni du bénéfice sunu alal lañ doon laaj parce que avec 52 milliards boo xam ne dañ jëkkati jox ko le président Macky Sall je pense que war nañu mën a jox un président qui n'est même pas capable mu offrir à un citoyen sénégalais une pièce d'identité je pense que loolu lu grave la c'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal c'est un problème may wax ni aussi problème bi posé wu fii li ci ëpp c'est dans le nord parce que boo xoolee au sud je pense que peut-être ci inscription yi doxale wuñ noonu avec l'ambassadeur bi nga xam ne moom moo nekk ak au nord au sud excusez-moi mais problème bi yëpp mi ngi concentré wu fii ñu am ci njàngat ci élection législative yi déjà ci bureau de vote yi ni mu ko doon doxalee déjà carte yi bu ñuy ñëw ñi nga xam ne ñoo waroon a voté Bergamo Abimi Bergamo la waroon a voté ñu ngi ko yóbbu à Milan ñu jël Thierno Diop mën nañ ko yóbbu à Genova je pense que loolu dañ ko étudier woon exactement parce que le temps que ngay déparé de Bergamo pour nga dem à Genova mën nga fekk sax bureau de vote yi tëj wala du la ko jaral je pense que étude la boo xam ne dañ ko defoon ñoom avant ñu waroon ci jëlee ñun jàngat que waroon nañu def évaluation boo xam ni après les législatives que li ñu daloon ci législatives yi ba ñoo dal ci présidentielles yi moo tax ñu teel a jël suñu ay précautions ne lii fi am tey jii fii ci Milan la am le nord la ëmb et je pense que problème la boo xam ne ñun ñu ngi ko am ak consulat bu Milan comme consulat Milan lañ ko amal te ki ñu ko amal affaire dafa nekk koo xam ni aussi tamit du diplomate il faut aussi tamit ñu comprendre loolu du administrateur civil bu ñu jëlee Sénégal indi fi dañoo jël une militante de l'APR tegal ñu ko kon yenn faay yi bu amee mën nañu bañ a bett mais nag ñun aussi tamit en tant que opposition li ñu war mooy lii ñu def tey ànd bokk ndey ànd bokk baay xeex affaire bi ba processus électoral bi jeex parti yi nag dañoo ànd mais benn coalition dessinée gu parce que la am Sénégal ak la am fii bokkul parce que ñun dañuy xeex pour suñu ëllëgu dëkk xeexuñu pour ñun suñu intérêt personnel parce que bu ñu doon xeex pour suñu intérêt personnel je pense que kenn ku ci nekk fu sa leader xëy rek aw nga xëy aw fa ca des mais même bu coalition yi dessiné aussi tamit Manko Folli Macky bii nii dafay ànd parce que loolu moo doon objectif bi que ñu jëlee fi Macky le président Macky Sall ñu teg fi koo xam ni ñuy ñaan aussi tamit ki ñu fiy teg mu nekk koo xam ni mooy gën ci Sénégal moo gën ci suñu njaboot mooy gën pour le futur des Sénégalais loolu laa amoon ci lu ma ci yokk aussi am beneen affaire boo xam ni aussi tamit ci bataille bi la bokk muy commission yi nga xam ni daf ko fixé au niveau du consulat loolu lu ñu war a wax la te loolu aussi tamit lu am importance la parce que parrainage bii ñuy wax nii tey di ko wax la majeure partie tey jii man sama parti bu ma demandé 2000 parrains te carte yi jotuñu ko mais nan laay def pour man parrainer ñooñu en ce moment là sa parti dana la demander des résultats doo am xam loo leen di wax parce que carte yi ñu ngi ñu téefee kon bataille bi même ci biir parrainage bi mooy rétention des cartes yi nga xam ni moo am moom la gars yi war a continuer ñefe ko pour te loolu yëpp mi ngi bokk ci processus électoral bi alors pour ma bañ a guddal te guddi na te liñ fi waroon a wax yëpp gars yi wax nañu ko
du ma def lépp lu dul du leen jaajëfal parce que nag li am lii nii yéen la pas ñun peut-être dañu toog nii rek nii ñetti nit toog ci table mais mën naa wax ni sax am na ci ñoo xam ne ci table ji ñu toog nii am na ci manifestation yoo xam ne teewuñu te am na ci jigéen ñoo xam ne ña nga fa teewoon ak seeni doom ci biir taw kon ñooñu ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier wax leen ni leen ne un vrai citoyen nii ngeen def la ñuy def bu seen dëkk amee problème da ngeen di taxaw défendre ko jusqu'au bout te nekk ngeen ci loolu ñu ngi leen ciy jaajëfal di ñaan lii ñu taxawal nii yàlla jàppale ñu ci ñu yeggale ko ci ak jàmm. kon ñu ngi leen di remercier di remercier la coordinatrice Abi ak Thierno di fàttaliwaat rek tuuti rek benn mbir pour ñu jox presse bi moo di lépp loo xamante ni nii coordination bi def na ko front bi dañ koo teg ci yoon amul benn yoon boo xamante ni nii jóg nañ pour mu leer ci bopp nit ñi dem di manifester wu te binduñu comme ni ko Abi waxee le consul lettre xamal ko ni ko dañoo bëgg a dajeeg yow pour waxtaan consensus amul benn yoon je dis bien je répète benn yoon boo xamante ni nii dañu jóg rek ak suñu coobare bopp rek ni dañuy dem di xeexi benn mbir dañ koy bind lettre ba pare yónnee ko pour dajeeg moom waxtaan ak moom dama yaakaar ni ñaari sénégalais wala ñetti sénégalais donc suñu jógee dem ci le consul nga xamante ni nii dañ ko faa teg ngir askan bi war na leen recevoir laaj leen lan moo doon seeni soxla lan moo seen doléance échanger ak ñoom waxtaan ak ñoom déglu leen yaakaar naa loolu mooy diplomatie ñun jaar nañ ci diplomatie parce que bind nañ ko lettre ni ko dañoo bëgg a daje ak yow waxtaan ak yow ñu trouver un terrain d'entente ensemble ñun ñëpp ñu waxtaan mais dafa refuser catégoriquement parce que man je ne peux pas comprendre ay nit ñi dañ la bëgg a te yow ñii nga xamante ne ni tey ginnaaw yàlla ñoo tax ñu teg la fi muy askanu diaspora bi seen yitte nga war a dox kon boo demee ba am mbooloo bëgg a ñëw toog waxtaan ak yow nga naan aw ma jot boobu pour des raisons professionnelles ban raison professionnelle la bu ñu ëpp solo ñun askan bi nga xamante ni ñoo tax ñu teg la fi kon dañu bëgg wax rek askan bi nii ñun yoon bi ñu war a jaar yëpp ak le consul jaar nañ ci avant ñuy def ay manifestations tey c'est la première fois dans l'histoire fii consul yi fi jaar yëpp ñu liggéey ak ñoom dañoo liggéey ak ñoom ci jàmm ak salaam sans problème parce que foo def 20 ans nag yaa ngi fay bëgg a yàgg ñaar fukki at te it lii am ci consul bi mi ngi doog a am c'est la première fois man bokk dama ci fekk ak ku su néew c'est la première fois kon pour wax nit ñi rek ni lépp lu ñu def coalition bi lu mu def lu nekk rek daf ko jaar ci règlement ay règlement jaar ko ci diplomatie bu fekkente ni jaar nga ci diplomatie jaar ci règlement yi nga war a jaar ki ngay bëgg a waxtaanal nangu lool nag mais am na beneen facette boo xamante ni ci nga mun a jaar te dañoo nekk ci suñuy droit dañu nekk ci suñu droit nit ki nag bu nekkee ci droit am jox ko ay devoir am loolu mooy dëgg loolu mooy yoon parce que man nanguwuma sax ñu ni parce que ba dégg naa ko ci benn invitation bu Augustin suñu frère defoon je ne sais pas je ne me rappelle kan la invité woon maa ngi suivre kii bi mi ngi wax naan Rokhaya Touré peut-être li mu nekkoon ak ñun ci biir nekk immigré moo tax peut-être mu bañ nit ñi yàpp ko muy doxalee néeg noonu non mais tel n'est pas le cas man dama yaakaar ni Olof Njaay dafay wax ni sàmmkatu mbott moo xam ba cay sox parce que sama gis-gis moo di yow ki ngay jox benn liggéey dafa war a xam askan bi seen jàmbat seen problème dund ak ñoom moom dund na ak ñun xam na suñuy problématique xam na li ñuy xëy xam na li ñuy yond parce que fu ñu jaar na fa kon kooku moo gën a war a mën a yomb ak ñun suñu ñu liggéey ak moom parce que ñi fi ñëwoon ñëpp dañ leen a jëli Sénégal wala ñu jëli leen feneen indi leen fii te dañoo aw ak ñun ci yoon ba seen mission jaar mu jàll fii li ñëpp wax la institution yi dafay rester les personnes passent nit ñi dañuy ñëw ak jàll rek yàlla sampul dara ci àdduna loo xamante ni nii dafay sax dëkk kon bu fekkente ni nii yàlla teg na la ci benn place li ngay njëkk a def li nga war a njëkk a def mooy
bala ngay jiital benn intérêt jiitalal intérêt askan bi nga xamante ni ñoo tax ñu teg la fa loolu mooy démocratie parce que bëgguñu ëllëg xeex bi ñuy xeex yamul fii rek bëgguñu ëllëg ñu teg keneen ci consul bi dégg nga ko muy doxaleeg askan bi noo xamante ne nii du noonu su boobaay dañuy jóg ni ñu war a jógee xeex koog moom def ko li wax ko li nga xamante ne nii moom mooy yoon parce que askan bi nga war a jiital après affaire politique bu la neexee nga indi ko ci mais da ngay respecter li nga xamante ne nii mooy askan wi tax ñu toog la fi ëllëg keneen kuy ñëwit jaar ci tànk yooyu respecter li nga xamante ni mooy askan bi mais di def affaire politique politicienne yooyu amul solo jiitalal soxla askan yi ñu ngi leen di remercier nag parce que actuellement tey képp koo xamante ni nii tey dem nga jëli sa carte d'identité rek mën na ni grâce à vous parce que ñi ne ci naaju ñoo bàyyi ñene ci kër ga kon nag loolu lépp dañ leen remercier ci facette boobu tey di wax ni lépp loo xamante ni war nañ koo combattre bu jotee dinañ ko combattre mais nag ñu jaar ko ci yoon ñun lépp lu ñuy def dañ koy jaar ci yoon demuñu pour xeex demuñu pour xuloo demuñu pour yàq parce que consul bi consulat ba ñoo ko moom roxee suba day dem keneen dafay ñëw kon suñu alal duñ ko yàq loolu lañ bëgg mu leer ci askan bi képp ku ni dañoo yàq suñu alal waxut lu am ña nga fa woon du début à la fin amul dara luñ fa toj amul dara luñ fa yàq ndax suñu alal la kon ñu ngi leen di remercier bu fekkente ni presse bi fi nekk am na ay questions yoo xamante ni ñu posé ko la coordinatrice mu répondre wala keneen ku mën a répondre je vous remercie. di nuyu public bi nekk ci conférence de presse bi alors dafa mel ni nag gars yi bàyyiwuñu fi boo moytuwul je vais devoir poser beaucoup de questions alors bi ci jiitu mooy fondement wu front bi on parle boobu ba léegi ñu ngi dégg front bi coordination bi anti Macky ànd folli Macky nooyi bari na mais bon c'est pas ce qui est important ànd bi laay laaj ànd bi est-ce que c'est pas encore prématuré ngeen créer benn coalition parce que suba suñu jàllee parrainage yi ci groupe bi am ñu ci jàllu yéenewuma ko kenn est-ce que les données ne vont pas changer pour un petit exemple am na kenn ku nekkoon ci yéen benn jigéen bu active woon nekkoon ci yéen je ne peux pas citer non mais bi nga xamante ni tey kamu leader am yeewu na dem ànd avec le parti au pouvoir gisatoo leen ko ginnaaw suba ndax bu ñu jéggee parrainage yi am ñu àndul jàllul est-ce que données yi dootul changer loolu mooy première question bi deuxième question bi mooy est-ce que mun ngeen ñu defal le bilan aujourd'hui de la distribution des cartes d'identité ci consulat bi. merci beaucoup merci ak sa taxawaay benn bi xam naa bilan bi dinaa ko bàyyi ak coordinatrice mais dinaa la fondement front bi lan moo ko waral front bi Abdou li ko waral moo di ñu ànd ay parti politique ay parti mouvement yu ànd di xeex benn mbir muy processus électoral nag boo ko waxee la mu ëmb bari na la ne ci biir bari na benn biñ ci jukki mooy carte d'identité yi te it gis nga ni ñu ko xeexee ba résultat ak lu mu tuut am nañ ko ci kon foofu question bu gàtt laa lay répondre mooy li ko waral front bi mooy parti politique et mouvement yu ànd pour xeex processus électoral et point final. Voilà c'est pas prématuré pour man parce que question boobu lu am solo la parce que li tax wax naa ko le président Abdoul Mbaye ma ni ko coalition bi même bu ñu demee ba le président Pape Diop ànd ak diw coalition wala kii ànd ak kii ñun loolu duñu intéressé xam nga coalition bi kañ day tas parce que coalition bi li mu ëmb mooy ànd booloo fool di Macky kon fii ba le 24 février lii nga xamante ni taxawal nañ ko incha allah rabi du tas parce que li tax du tas mooy même bu fekkente ni nii le président Pape Diop dong sax moo dem ñii ànd ak coalition ñii ànd coalition c'est toujours l'opposition opposition bi nag le temps que ñi ngi dem ba jour élection yi
opposition bi dafay taxaw dafay samp kon opposition bi nekkul ni coalition bi wala kee ànd individuel wala kële moo koy tas non loolu du ko tas parce que bu que suma candidat wala candidat keneen ànd individuel ou mu ànd ak coalition du tas parce que benn objectif la ñu am moo tax ñuy ànd mooy ànd fool di Macky jusqu'à la fin du 24 février loolu la am lu may répondre ma doon suma coordinatrice mu répondre sur une question. waaw ma nuyu Abdou di ko leeral ci li mu wax ni est-ce que la coalition là c'est pas prématuré ma bëgg a wax ni rek bi ñu ko commencé léegi effectivement su la ne fi kaaw ku nekkoon ci ñun muy Ouminia ñoom ñu dem rejoindre le pouvoir parce que loolu lépp sóor nañ ko ndax bi ñuy taxawal front bi boo seetloo ñu ngi ko njëkkoon a tuddee jëlee fi Macky boobu tey parti yu bari yi nekk fii nekkuñu ci woon boobu bu ñu ko seetee boobu la ca nekkoon ba nekkoon 6 partis ça a tourné autour de 6 partis ak ñun ñi nga xam ne nii mouvement lañ yor muy mouvement Khalifa Sall ñoo ci nekkoon à l'exception du PDS réew mi ñoom Thierno Diop toujours ñu ngi doon ñëw ci biir kon mën nañu la considérer waa réew mi mais les principaux responsables moo ñoom njugóom Ibrahima Ndour kon du moins ñoom dañ ne woon nañ leen may parce que dañoo nekkoon ci seen renouvellement parti mais adhéré nañu ci mouvement bi ba yàlla defee Ouminia ànd ak Fada Diagne dem rejoindre le camp présidentiel ci la ñu changé waatu structure yi bi ñu ko changé ñu waxtaan suñu biir ñu ni li ñuy yëkkati mooy ñun ñëpp ñu ànd benn adversaire lañu am muy Macky Sall du ma Samba du ma Demba te yaa ngi demandé ndax ñi fi ñëw ñëpp seen cutis su parti lañ fi ñëwee parce que dafa am fu muy jaar effectivement ma bëgg la wax ni ñi fi ñëw ñëpp ci seen cutis su parti lañ fi ñëwee parce que tey bu dee gëm sa bopp la responsable mi ngi fi Assou Mbow moom moo fi nekkal boo ko gis safar la gëm sa bopp bu dee boo ko gis-gis bu le président Pape Diop Nango Seck mi ngi ci biir kii mooy seen coordinateur au niveau de l'Italie kon defe naa ni am na cutis su parti nga ñëw ci waa Pastef Moussa Ba moo fi nekk leen responsable parti moo ko fi désigné mi ngi ci biir coalition bi réew mi ñi ngi fi ñoom Ibrahima Ndour ñoom ñëpp ñëw nañu rejoindre groupe bi suñu réunion bi passé ñoom ñëpp ñi ngi fi woon ñoom Mor An ak ñoom Ndiouga Mbaw ak ñoom ñëpp ñi ngi woon ci biir ni adhéré nañ ci ànd ak ñun di continuer liggéey kon jàpp na ni ñoom ñi ngi ci biir bu dee le grand parti Imam Kébé moo nekkoon le responsable national génn na bàyyi ba mu bàyyee woo na ñi nga xam ne ñoo fi nekk muy Matar Diop ak Ahmed Diop man woo naa leen en personne wax leen ni ginnaaw grand parti Imam Kébé moo fi nekkoon le responsable génn na léegi ci coalition bi léegi dañu bëgg yéen nga xam ne yéen a des au nom du grand parti ngeen ñëw ñu àndandoo ci coordination bi ñu liggéey mu ni ma ñoom dañoo am ci front patriotique bu ñu nekk di ci discuter ak Alioune Gueye buñ ca jógee dina ma woo wax ma ñoom lan la ñu décider ndax dinañ ñëw wala duñ ñëw ba démb la Ahmed Diop ci boppam confirmé Thierno Diop ni ko ñoom dinañ ñëw rejoindre groupe bi d'ailleurs nañ leen boole ci groupe bi ñu groupe WhatsApp bi ñoom ñu mën ci participer bu dee waa PUR Cheikh Seck moo fi seen responsable ay représentant ma nga ne le toog tey dafa dem Ravena dañ fa am manifestation soo ñëwee ci waa ICS bu Balde Jacob ñoom ñi ngi fi kii la envoyé mi ngi woon réunion bi passé kii Gérard mii la envoyé mi ngi fi toog nga ñëw ci acte bu le président Abdoul Mbaye l'ancien premier ministre Soukeyna Diop mi ngi nii toog mooy la présidente ak waaw mais waaw non mais man wax naa Soukey Diop laa wax Soukey Diop laa wax bon mi ngi ci biir voilà waaw loolu la voilà léegi kon jàpp naa ni Khadim Diop bu réew mi responsable réew mi Brescia mi ngi ne Khadim Ndiaye astafurlah baal ma ci jóobeen bi Khadim Ndiaye bu Brescia mi ngi nii toog ci parti réew mi la bokk kon defe naa ni parti yëpp daje nañ fi te ku fi nekk responsable bi ci boppam moo fi nekk kon man Khalifa Sall ñun ñoo fi nekk kenn moo manqué ku ñëwagul muy le PDS te le PDS dem nañ ci Alioune Gueye le responsable du parti démocratique waaw may leen ñu yeggale non may leen ñu yeggale s'il vous plaît
may leen ñu parce que lu sérieux la ñuy wax bu ñu dugg ay polémique ci suñu biir may leen ñu yeggalee baal leen ñu rek ñu yeggalee li ñuy wax li ñu engagé ñun coordination bi laa wax ñi nga xam dañ fay ñëw ci seen turu parti mooy ñiib ba mu des à l'exception du PDS saisir nañ le responsable moral muy Alioune Gueye à maintes reprises def nañ délégation dem fa ci moom da Cheikh Seck dem na fa seeti ko Imam Kébé dem na fa seeti ko ñëw na Alassane Diagne mii def na ci ay pas dem seeti ko effectivement Alioune Gueye ñëw na ci ñun toog nañu waxtaan mais ba léegi affaire bi dafa dëgër ñu ñaan nag encore une fois de plus tàllalaat nañ leen loxo suñu mbokk waa PDS ñëw ñu àndandoo liggéey parce que ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif li ñu fi yëkkati mooy jële fi Macky Sall mais daal moom lam ñu xamal mooy que ni ñoom am na benn front bu ñu fi organisé woon front patriotique ñoom kon front boobu moom moo war di continuer di exister ñun dañoo war a ñëw dem dugg ci seen front boobu continuer ci te nag les données ne sont pas les mêmes les temps ne sont pas les mêmes fii bari nañu fi xamee ne xamuñu woon sax man xaw ma ni sax front boobu man maa def nañ fi créer groupe WhatsApp xaw ma ni sax front boobu mi ngi exister en toute sincérité kon daal jàpp nañ ni parti d'opposition yëpp yi nekk Italie ñëpp ñi ngi ci biir Lamine Dieye bi nga xamante ni moom moo fi représenté l'ancien premier ministre ba muy ensemble kii République démocratie ensemble voilà bu Hadjibou Soumaré moom ci boppam Lamine Dieye mi ngi ci biir front bi kon daal mën naa la ni grosso modo un autre avenir de Ibrahima Thiam. voilà ab Ibrahima Thiam avenir aussi bi Ibrahima Thiam mouvement la bu un autre avenir ñoom it ñi ngi fi toog ñoom Torodo ak ñoom kii ñi Balde ñi ngi fi ICS bu Balde wax naa ko mi ngi fi ñoom kii ñoo fi nekk kon parti yëpp ñi ngi ci biir benn parti moo des bu ñëwagul muy le PDS ak waa grand parti yi joxe seen tour démb ni ñoom dinañ ñëw rejoindre front bi kon mën nañu jàpp ni ñi fi nekk ñëpp seen parti moo leen fi yabal. pas ñëw teew fekkee ñu lim ñi bokk ñëpp c'est très bien mais est-ce que aujourd'hui yow mi coordinatrice dans vos archives est-ce que vous avez les quitus des partis représentés dans la coordination. jàpp naa ni quitus bi ëpp solo bi parti yi di bind mooy ya nga xamante ni dañ leen di envoyer au niveau du consulat te fii jàpp naa ni ñi toog fii yëpp am nañ seen quitusu parti ya nga xamante ni ña nga ca consulat ba loolu au niveau du consulat loolu moom c'est clair lii forme organisationnelle de lutte la bu ñu def du loo xam ne dañ koy jël légaliser ko juridiquement wala leneen parce que coalition la rek bu ñu ànd pour xeexandoo le processus électoral kon ñun jàpp nañu di loo xamante ni nii war nañ ko jël ko légaliser ko parce que dafa loo xam ne c'est éphémère ça passe bi ci des ñu wax ni affaire pour ñu rassurer ci affaire candidature yi ba ñu avant ñu commencer lii ca lañ ko leeral xamal neen ni ñeen nous allons vers des élections il y aura plusieurs candidats il y aura des coalitions de partis mais n'empêche ñun suñu benn objectif lañu am mooy jële fi Macky Sall xeex le processus électoral képp koo xamante ni génn nga ci coalition bi dem fekk ji le pouvoir ni ñu combattre le pouvoir noonu la ñuy combattre kooku defe naa ni leeraloon nañ ko ci au début même fii ñun xam nañ ni avant le 20 novembre bi sax wala le 30 novembre xam nañ ni il y aura des candidats déclarés yoo xamante ni nii dinañu dem seeti ay leaders de parti former ñoom ay coalition pour dem ci élection yi mais loolu du tax lii tas parce que daanaka ñun ñi fi nekk rek coalition yi di formé wu aussi ci nii lay demewaat kon ñun ñoo bokkaat la ñuy xeex muy le processus électoral bu ñu yeggee ca campagne ba nag ku nekk di nga dem campagne pour sa candidat waaye li nga xam ne ci processus électoral bi la moom la seq ñun ak administration bi ñun dinañ àndandoo xeexandoo ko loolu lañ ci jublu loolu moom mooy li am solo ma lay wax ne aussi parti yi fi nekk yëpp respo defe naa ni ku fi jiite parti ku ne yow responsabilité parti boobu ci say loxo la nekk yow lay engagé parce que yow yaa koy jël yaa jël décision yaa rendre compte sa parti te ñii fi ñëw ñëpp jàpp naa ne rendre nañ compte seeni parti parce que boo xoolee ci suñu biir organisation dañ ne woon leader de parti bu fi ñëw leader d'opposition bu fi ñëw dinañ dajeek yow waxtaan ak yow wax la cadre organisationnel bi ñu tëral ak ni ñu àndee ak ni ñuy liggéey ak ni ñu fas yéene àndee liggéey ba le 24 février di leen ñaan ñoom leaders yi aussi ñu def noonu pour xeex combat bi au niveau du Sénégal ensemble defe naa ne loolu moo ci am solo ndax programme woon ni le juge dem pour mu ñëw fi defal ñu fi conférence mais ñëpp gis nañ ko de même que l'ancien premier Abdoul Mbaye bi mu fi ñëwee li ñu bëggoon amuñu ko parce que temps bi xat na ñoom it affaire parrainage bi xoj na leen ñoom ñëpp amuñu temps matériel bi fi nekk temps nécessaire bi nga xamante ni ñu ko bëggee woon chaque leader ñëw fi toog jàkkaarloo ak moom waxtaan ak moom def ak moom ay conférence peut-être loolu amul mais du tee kon yi mën nañ jàpp nañ ni fii ku fi nekk bu dee réew mi Ibrahima Ndour joxe na engagement mi ngi fii ci biir di ñëw ci réunion et tout moom ak Ndiouga Mbaw moom ci boppam moo joxe ay turam moom Ndiouga Mbaw ak ñoom Mor An ñu ngi ci biir
lépp mi ngi ci biir bu ñoom ñëpp a ngi ci biir parce que lii c'est ouvert à tout le monde parce que benn objectif la ñu am mooy nu ñuy àndee xeex daal ba Macky Sall abal ñu loolu lañ ci jublu du leneen mais képp koo xamante ni te wax nañ ko leader yi fi jot a ñëw muy Ibrahima Thiam di le président Pape Diop di Abdoul Mbaye ñoom ñëpp wax nañ leen ko xamal nañ leen ni leader bu fi jógee def ànd jeeg Macky Sall ni ñuy xeexee Macky Sall noonu lañ lay combattre kooku moom leer na ci biir coalition bi képp ku fi génn ci coordination bi dem ànd jeeg le pouvoir dinañ la combattre mais ñun suñu biir duñu ay adversaire duñu ay ennemi ku ci nekk am nga sa candidat nag di nga même battre sa campagne que le meilleur gagne te bu ñu yeggee ci deuxième tour bi ku ci génn ci opposition bi au deuxième tour danañ dem ànd ak yow jàppale la pour ñu jëlee fi Macky Sall dafa naan loolu ñun ñëpp ñoo ci tombé d'accord ci leader yi fi nekk yëpp it wax nañ leen ko te ku ci nekk it informe en tout cas ñu informé nañu suñu waa parti te defe naa ni ñu ko defee noonu lu ko ñëpp defee kon je pense que ni loolu mi ngi noonu daal loolu lañ ci kii yoon lu ñu ci doon wax bi ci des mooy da nga demandé ndax am nañu bilan wu distribution des cartes électeurs ma lay wax ni la démb rek dem naa fa mais mu ne ma ne la chiffre exact bi lii la parce que ñun xamuñu ñaata carte d'identité ñoom en tout cas defuñu déclaration bi mais d'après les informations yi nga xam ne am nañ ko foofu nee nañ ni 300 carte d'identité ñoo ñëw ci consulat ba mais ba léegi mu la ñu ni tant de carte d'identité moo fa ñëw mu la ñu ne aussi booba léegi depuis ñu commencé lundi ba léegi xamuñu mercredi lañ commencé ba léegi ñaata carte d'identité lañ gisul li ma leer daal te leer ma mooy li ma wóor mooy 100 personnes ya fa ñëw pour ñu jot seen carte d'identité 30 ñoo jot seen carte d'identité ñi ci des ñëpp dañ leen ni seen carte d'identité ñëwagul ba démb bi ma fa demee loolu moom lu ma leer la lu ma teg sama bët la ku mu neex mën nga ko dem vérifier te li ma gën a jaaxal mooy normalement nit ki bu jëlee carte d'identité war na am liste d'émergement mais amul dañuy ñëw ci kaw récupérer récépissé yi ñëw vérifier bu carte d'identité génn ñu jël ko jox la sa carte d'identité bu génn jox la sa récépissé ne la génnoon waa décennat nekku fa amuñu représentant de parti amul dara defe naa ni loolu nag lu gën a yokk suñu xeex ci la bokk parce que ci la ñuy tenir léegi réunion bu point de presse bi pare xool ban attitude la ñuy taxawee par rapport à ça parce que jaaduwul ndax parti d'opposition yi ku ci nekk war na fa am sa représentant waa décennat war nañ fa nekk kenn nekku fa benn nit moo fay jox carte d'identité yi day tëj bureau yéeg ci kaw récupérer récépissé yi waa ci dugg ci bureau vérifier carte d'identité yi yëjjéen mu dem jox seen borom ñoom ñu dem amul liste d'émergement amul dara dafa naan jàpp naa ne loolu jaaduwul te ñi ngi wut ay alibi ni carte d'identité yi tekk Sénégal ñëwagul loolu moo tax ñëwagul parce que dafa guñ liste d'émergement yi kon loolu affaire tappale la affaire caaxaan la d'ailleurs am nañu réunion léegi bu point de presse bi pare ci loolu la ñuy waxtaan xool nu ñuy régler problème situation bi parce que jàpp naa ne li jaadu woon mooy ba ñu bind consul bi bu ñu tontu woon doon nañ te waxtaan ci processus boobu ba fexe nan la ñuy def ba bind ko lettre yónnee ko les représentants au niveau des commissions ñu am fa ay représentants ñu mën fa toog mais loolu lépp amul comme nag mënuñoo toog ak moom mënuñoo wax ak moom la ci des mooy confrontation la laaj dañuy tenir réunion léegi dinañ xool nan lañ ban position lañ jël par rapport à ça defe naa ni loolu laa la ci mën a wax daal pour des distributions des cartes fii moom ba fii ñu la koy waxee ni mënuñu la wax ni ñaata carte lañ fa distribuer parce que xamuñu ko amul liste d'émergement amul dara ku mu neex nag mën nga dem vérifier ko consulat ba boo demee di nga gisal sa bopp ça moom loolu lañ ci éclaircissement boobu lañ ci amoon doon la ci wax. oui pour leeral tuuti rek monsieur Abdou Ndaw pour leeral ko tuuti rek xam nga loolu mooy manque d'organisation ndaxte lettres yi nga xamante ne nii bind nañ ko le consul pour toog waxtaan ak moom dialogue la loolu lépp dafa bokk ci processus électoral bi au moins ñun comme ni mu koy waxee noonu. Nous sommes des partis légalement constitués parce que parti ñu bari ñu ngi fi gis nii partis yi nga fi gis nii demoon nañ ci élection législative yi kon loolu consensus boobu dafa war na am suñu diggante ak moom mu toog xamal ñu en tant que consul parce que demandé nañ ko ay lettres maintes reprises lettres yu bari en tant que secrétariat ci front bi lettres yi ci ëpp ci suma loxo la jaar parce que tamit front bi tamit dañu bëgg leeral benn mbir tamit aussi ci sa question boobu ñu profité leeral ci Abdou que front bi tey mën nga gis Abi nekk coordinatrice mais suba mën ngaa gis comment on dirait un autre avenir seen représentant nekk coordinatrice ndaxte loolu mooy doxal parce que dañu ko def ci biir loi ni chaque 3 mois dañuy changer coordinatrice bi changer secrétaire général bi parce que dañu bëgg idées yi di changer xalaat yi di changer mais Abdou posé nga question yu am importance te loolu lañ ci am comme réponse ñu wax un peu sur parrainage bi man daf ma jaaxal parce que réew aussi dama jàpp ne bu ñu ci nekkee dañ ci war a tënku ci ay institutions la justice sénégalaise moo dàq Khalifa Sall ne mënul nekk candidat moo dàq Karim Wade ne mënul nekk candidat
mais ñooñu bu ñu leen di ubbil ay liste de parrainage est-ce que ñooñu dem di parrainer ji ñooñu leer na ñu ne suba mënuñu dem parrainer ji Pape Diop exemple bi nga xamante ni c'est un candidat boo xam ne mën na nekk candidat est-ce que kon ñooñu di leen parrainer nekkuñu di parrainer ñooñu est-ce que nekkul di liggéeyal Macky Sall je m'explique xam nga Macky Sall la constitution sénégalaise a dit que 65 000 voix la ñuy soxla signature pour nga parrainer c'est le 1%. moom mu ne 3 000 la bëgg 3 millions la bëgg parce que kenn mënul parrainer ñaari candidat su ñu amee moom su amee 3 millions sur un fichier de 5 millions 6 millions Khalifa Sall am ñu ko dem parrainer ba pare ñu xam ne du nekk candidat Karim Wade am ñu ko dem parrainer ba pare ñu xam ne du nekk candidat est-ce que ñi nga xamante ni légitimement mën nañ nekk candidat dinañ matale. Parrainer ça ne veut pas dire que lu officiel la koo xam ne da nga koy dem voter jël mën nga parrainer une personne sans pour autant nga voter ko loolu aussi tamit il faut que ñu éclaircir ko la majeure partie des militants parce que parrainage maanaam natt la parti bu ci nekk ñu natt la ne la nangam lañ la laaj ci ay voix pour nga mën a bokk ci ay joŋante waaye ci biir loolu am nga droit sax parrainer nit ba pare ne ko yow mii laa parrainer mais bésu jot vote jot loi bi permettre na la nga ni yow mii ma parrainer woon du ma la votel mais maa ngi votel diw te loolu la majeure partie des militants xamuñu ko te loolu lu ñu war a éclaircir la moo tax cas bi ngay expliquer nii di wax nii man pour man du problème parce que bu fekkee ni le président Macky Sall daf ni 3 millions yooyu muy wax noonu mu am lu mu yaakaar ci Khalifa Sall am lu mu yaakaar ci Karim ñooñu mën nañ ko parrainer ba pare mais mën nañ ko bañee voter mën nañ ko voteel kuñ bëgg a voteel kon kuñ di 3 millions yooyu muy wax noonu du yegsi ci moom du doon bénéfice ci moom en aucun cas mënul nekk bénéfice ci moom bu fekkoon ni c'est parrainé c'est voté mais comme parrainé ce n'est pas obligatoirement voté je pense que côté boobu man pour man amuñu fu lenn luñ fiy expliquer lu dul kenn ku ci nekk bu bés ba jotee xam nga li nga war maa parrainé tel candidat jour boobu bu ma neexee ma bañ ko votel tel candidat loolu moom mooy la différence entre le parrainage et aller voter parce que parrainage ab natt la rek nattuwaay la parti bu ci nekk da ngay natt ci ni ko loi Sénégal waxee ni boo bëggee bokk ci joŋante yi bëgg nañoo xam yow sa doole fu mu toll waaye n'empêche xam sa doole fu mu toll signifie ko wul nii nag buñ ko xamee ba pare ba natt la ba boole la ci élection yi ça ne veut pas dire que ñi la mayoon doole jooju pour nga xam pour nga nattu ci dafa dañ leen a obligé wala dañ leen a tënk pour ñu dem voter la yow en personne loolu loi Sénégal waxu ko loolu laa amoon ci lu may tontu ci question boobu ngeen jégal ma. waaw man de mën naa bu dee kaaw Khalifa Sall moom mën naa cee wax que ni Khalifa il sera candidat te justice bi waxuñu ba léegi ni Khalifa Sall mënut a nekk candidat waxuñu ni condamné nañ ko définitivement te pour mu bañ a nekk candidat dafay fekk mu am une condamnation définitive nga xam ni jeexal nañ amatuñ benn voie de recours war a dara te bu ñu xoolee même bi juste verdict bi cour d'appel génne def nañ recours auprès de la cour de cassation te tey ñu ngi ci mois de novembre ñu ngi dugg décembre dépôt de candidature janvier mënuñu ko fi juger peine bi jeex ñu condamné ko définitivement mënut a nekk c'est pas possible ndax tey même bu waa cour de cassation patamee dossier bi fii ak janvier gars yi dinañ leen dugalal beneen recours muy arrêt de rabat te duñ ci mën a génn noonu lu dul après élection yi lay doon te tant que amul condamnation définitive kenn mënut a tee Khalifa Sall nekk candidat kon ñun ci loolu la ñuy préparé waxi Khalifa Sall candidature am waxatuñ ko ñun ñu ngi continuer ci suñu parrainage dinañ déposer liste yi fi mu nekk la ñuy wax génn ci parrainage bi commencé préparer suñu campagne ndax boo xoolee fi nekk ñu ngi commencé discuter ci programme bi ak lu ñu ciy dolli ndax def na proposition de programme am ba am na ñu ciy dolli ñu commencé ko étudier ko xool nan la ñuy demee campagne loolu la ñuy wax duñ ni kenn nag dina génn ci kaso bi dem di campagne yi campagne bi moom ci biir kaso bi la koy fekk mais candidat lay doon ci élection 2019 yi ñu jëm bi ci des bu waa PDS kooku vraiment je serais mal à l'aise di ci wax parce que comme maîtriser wu ma ko bu baax aussi
nit ki loo maîtriser wul munoo cee wax mais li ma wër te wéer ma mooy parrainage yooyu waa PDS def non du naax saay ndax loolu moom da lay wër ni Macky Sall du ko bénéficier ba ilaa yow mi diin yu Khalifa Sall Macky Sall du ko bénéficier woo ba ilaa yow mi diin non mais dama lay wax leen que ni xam nga parrainage bi système de sondage la ko Macky Sall jëlee pour sonder nit ñi def na sondage am xam na ni du dem dama ne la suñu toppee parrainage bi ci yoon laa la wax ak nii ni ko Macky Sall defee nii nit ñi bari tey ñi ngi am ay difficulté pour parrainage bi parce que mënuñoo jot seen carte d'identité pour parrainer te da ngay xool au niveau du Sénégal parce que dañuy parrainage bi 7 régions Sénégal lañ la exiger pour nga am fa 2000 voix mais ci biir 7 régions yi am na ci région yoo xamante ni nii pour leader ba nekk am fa 2000 voix c'est pas possible parce que seen poids électoral demeewul noonu amuñu électorat bu toll noonu déjà loolu ça pose problème am na ci région yoo xamante ni lu mel ni Matam tey nga xamante ni nii électorat ba fa Macky Sall am bari na fa su jëlee la mu fay jël ci parrainage pour yeneen deux candidats yi fa am 2000 voix c'est pas possible déjà ça pose problème man jàpp naa ni li gën ba gën mooy il faut savoir raison garder Macky Sall li mu war a def mooy def li nga xamante ni moom le président Mali bi def ba mu demee ba xam ne parrainage bi posé na problème daf ni jàkka jaa ngi noonu ku nodd ku mën a nodd na ñëw nodd nañu bàyyi ñëpp ñu koy seen candidature nit ki nag am na loo xam ne da nga fay da ngay gëm yàlla def noonu mais li ma la wax mooy kan Khalifa Sall moom xawma kenn mais Macky Sall mënu ko teg nag candidat parce que amul condamnation définitive te fii ak février mënuñu fi précipiter dossier bi def ko fi xëy na lañ mën a def première instance mënuñu ko def fii ci cour de cassation parce que bokkul procédure yi bokkul loolu defe naa ne lu am solo la fi nekk ñun waxutuñu ne Khalifa da nekk candidat wala nekk candidat ñun bu ñu génnee ci parrainage bi nan la ñuy wax pour préparer pré-campagne bi ci loolu lañ jëm bu dee kaawu PDS aussi ñoom it da ngay jàpp ni aussi bu ñu defee seen parrainage bañ yegg ca buum am na loo xam ne du ñu xaru di ko def am na loo xam ne xaru la te yaakaar naa sama xam man nag sama xalaat rek laay wax du wax waxuma ni loolu la waa PDS di doxee jàpp naa ne bu ñu ca yeggee balaa ñoo commencé dépôt liste yi du 26 du 1er au 26 ñoom danañ trouver nu ñu tojee seen bopp jinax ndax parrainage yooyu buñ leen wóoree ni buñ ko yeggee ne ñoom danañ xool beneen solution bu ñuy def xam nga la ca Karim Wade am ñamba kii la ca Khalifa Sall amee chance Karim Wade xëy na chance boobu la xaw a manqué parce que dafa fekk condamnation nekk condamnation définitive te cour bi ñu ko àttee amul foo mën a defee recours parce que dafay juridiction exceptionnelle loolu moo xaw a sonal Karim Wade tuuti mais ak Khalifa Sall moom dana jafe trop ñu éliminer candidature am kooku moom mën naa ni pratiquement te juristes yëpp ànd nañ ci d'accord ni juridiquement c'est pas possible mun ta nekk léegi nag li ci des mooy ñun ñi ngi xalaat nan la ñuy jëmee ci campagne bi vraiment ànd ceeg ku fi mën a nekk ci candidat Macky Sall moom danañu abal moom kooku moom bay boobu mu def ko ci boppam mais nag ci biir lépp Sénégalais am seen fulla ak seen fayda parce que mi ngi teg saa yu tegee rek terrain bi day làmb mu nooy nepp mu continuer parce que lii Macky Sall def yëpp dafa lu ko neex opposition bi Sénégal yëpp ni nemm toog di ko seetaan mais dama ne la tey bu ñu tegalu 2 jours Sénégal yu saf ni ko suñu carte d'identité dina génn balaa ñu def 48 heures dina jox ordre Aly Ngouille Ndiaye ni ko nag nit ñi jot seen i carte d'identité non Macky Sall dana xam ñan la amal affaire ndax nit ñi nag du ñu toog di croiser les bras parce que da ngay xam ne nag aussi Sénégal mën nañ la xeexle waaye bu guddee du sori te diggante woon ak élection yi toll woon na 6 mois boo ci bëggee xeex dafay metti parce que ay moyens lay laaj ay tikki lay laaj mais bu ñu yeggee ci janvier nga xam ni moom comme candidat la comme tout le monde janvier février 2 mois yooyu dana ko sàpp ci moom kooku moom loolu moom yaakaar naa ni ñun ñëpp ñu ngi ci bàyyi xel te moom ci boppam bàyyi na ci xel mais daal li wér mooy moom parrainage bi daal loo ci mën a dégg bari na ay problème bari na ay jafe-jafe bari na ay tolof boo bëggee dégg-dëgg loolu moom mooy problème bi. parce que comme ni ko Thierno waxee noonu ci problème mu parrainage yi y a d'énormes problèmes parce que ba léegi nit ñi xamuñu bu ma neexee ma parrainer Pape Diop dem woteel Idrissa Seck parce que même ci parrainage bi sax bu fekkee yaa ngi kii di daan man kat du ma ko def ndax parti bi laa bokk parce que man su ma leeree ni suma candidat dafay dem suma candidature comment dire day dem aux élections parce que 65000 voix yi ñuy laaj da koy am te mu leer ma ni peut-être beneen parti bi wala beneen kii bi du mun a am ma parrainel ko pour mu jàll nit ñi ba léegi dañu umpale loolu parce que dafay baax aussi tamit ci question boobu ñu leeral askan bi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu te xamuñu ñu xam ni
parrainer nit ki c'est pas vous dire ki maa ngi koy voter parce que ñu bëri dañu umpale loolu parce que ñun yor fichier yi dem ci kër yi di kii ça pose d'énormes problèmes ça pose d'énormes problèmes kon nag dafay baax aussi tamit ci genre question yi ñuy leeral doomu aadama yi nga xamante ni aussi loolu dafa lënt ci seen bopp parce que loolu ñoom ñi ko waroon a leeral nit ñi muy le gouvernement bi ak kii bi leeraluñ ci kenn dara dañu bëlëfee affaire yi rek daal di koy jox nit ñi parce que ñoom xam nañ position bi ñu taxawee mais nag ñun ñooy am ak mat ak fulla def sensibilisation boo xamante ni nii dañ wax suñuy militant ak suñuy militant xamal leen ni lii ak lii mooy réalité yi kon question boobu dañ ciy profité di leeral askan bi ni leen di parrainer nit wóor bokkut ak voter nit yi bu la neexee nga parrainer ma Samba dem voter ma Demba. je crois que affaire yi c'est clair hein donc li ci des rek mooy lan mooy expliquer moment yi ñu toll nii le silence des leaders le grand silence sax j'allais dire des leaders. des fois sax dañ koy poser suñu leaders yi ñi fi jaar ñëpp dañ leen laaj le silence mais ñoom ci seen biir la réponse bi ñu lay jox mooy actuellement ñoom ci seen biir am na lu ñuy togg am na lu ñuy def te warul jóg ndax am na benn combat boo xamante ni Abdou bu fekkente ni yaa ngi koy combattre warul siiw parce que nit bu xamee sa ndëgg sa rëx da koy teggi parce que ñun ñi ngi waxtaan ak suñu leader parce que jege nañ leen trop ñun am na loo xamante ni ay secret loo xam ne mënuñu ko génne parce que du lu ñuy wax ci public mais am nañu ñu leer loo xamante nii Abdou ci question boobu nga posé suñuy leader yi ci boppam ñoom ñi ngi togg loo xamante ni ci seen biir mënuñu taxaw ci presse mënuñu taxaw ci population bi di ko leeral kenn mais nag ku leen jege di nga xamante ni ñoom am na lu ñuy liggéey tëdduñu rek nelaw comme ça parce que jël Sénégal du noonu da dem na tëdd nelaw wala di affaire non am na lu ñuy togg lu ñuy liggéey ñoom nag ñoo ko xam ak nañ koy toggee dañ leen koy bàyyi ñu togg ko ba bis ba kon loolu la am lu ma ciy répondre. waaw loolu de. bon man silence su leader yi ñuy wax nii je pense que sax man ci sama leader bokk na ci ñi nga xam ne moom ci ñu gën a noppi ci la bokk mais élection yi dañu toll ci moment yoo xam ni kenn amu ci droit à l'erreur duñ toog ñoom di liggéey pendant des années 7 ans dans l'opposition ñu toog ba mu manqué 4 mois ou 3 mois des élections ñuy def yenn erreurs yi am na ci leader yoo xam ne dañu tëju di liggéey yu am solo yoo xam ni te liggéey yooyu ba pare am na question boo njëkk a posé coalition yu bari ci la ñuy dessiné woo programme yu bari ci la ñuy génn je pense que tëju boobu ñu tëju noonu lu am importance la te travail bi ñuy def je pense que kenn ku ci nekk bu sa leader génnee bu paree ci li muy def déjà di nga xam ni lii lu am importance moo taxoon mu di ko def le cas de sama leader laa lay wax personnellement tëju na tëju bu yàgg chaque jour nit ñi di ma laaj lan moo tax mu tëju man leen tëju na waaye nañ ko may mu génn bu génnee bu ñu indilee dinañ xam ni wax dëgg yàlla la taxoon mu tëju lii la loolu lañ amoon ci li ñuy répondre ci question boobu je pense que à 4 mois des élections benn leader fi mu toll kenn ku ci nekk yaa ngi concentré wu ci travail bi ngay def parce que ay militants ñoo topp sa ginnaaw tu ne dois pas à l'erreur seen silence boobu ñu def noonu ñi ngi koy doog di def nii à 6 mois des élections mais du loo xam ni c'était avant kon ci liggéey la ñu nekk te je pense que bu ñu paree liggéey boobu danañ ko fësal loolu laa amoon ci lu ñuy tontu ci loolu. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp soxna bi di jël nuyoo bi di ko teg ci sa loxo di nuyu kilifa yi fi nekk yëpp yaakaar naa ni du ma présenté wu comme mën naa présenté wu man la Mor Diakhoumpa président section PDS bu Brescia ak province soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax di rafetlu liggéey bi xam nga dafa am loo xamee ni sunu borom moo nu ci yamloo tey parce que xamuñu woon ni cax ni ñu ngi fiy daje tey mais dafay fekk ni li ëpp ci li ñuy def ci wàllu ku sant Amar mooy añ ak reer fii lañ koy defee moo tax ma ñëw fii jàll fii gis fii lu mel nii sa tur wi wuyoo ci li may doxee moo tax kon mënuñu cee ñàkk bañ a teew ñu toogit déglu fi ay kàddu yoo xam ne yu am solo la kon mënuñu cee ñàkk bañ a jël kàddu
ñuy wax ni ñu ngi rafetlu bu baax liggéey bi dégg naa léegi soxna Abi ni mu waxee ci li jëm ci PDS su ñu xam ci dara ñu sonn ci trop ci ñu bokk àndandoo doon benn parce que loolu mooy doole ji incha allahu rabbi loolu nga bëgg dina am parce que maag sëñ Diagne mee rek ñu ngi ciy dox sa mel na ni màggal gi moo taxoon mais waroon ngeen a dajawaat ak ki nga xam ni mooy Alioune Gueye ñu waxtaan parce que du dara moonu te dugg si mooy problème mu contenu lan la ñuy ànd xeex parce que dafa am loo xam ne dafa xaw a louche ñu war ko leeral muy dafa am benn front patriotique bu amoon sunu grand Nango Seck doonoon administrateur bi maanaam mën naa wax ci ni formé ko fii ci Brescia parti yëpp bokk ci ba nii may wax ak yow nii front boobu di dox ca moom moo ko administré et si je ne me trompe pas ñu ngi ko defoon le 23 septième mois 2016 kon am na ay at ba le 16 bi weesu Nango mi ngi ci dugg di wax ñu koy tontu di ci waxtaan ñu ni woon comme que am na front boo xam ni mën na fi ay combat def na fi comme li ñuy def nii beneen front bu amee dafay parallèle kon war nañoo waxtaan def ko benn te it muy lu neex a dégg parce que waa réew maa ngi nii ñu ngi ci front boobu waa réew mi ñu ngi ci front boobu waa parti waa grand parti ñu ngi ci front boobu mouvement yu bëri ñu ngi ci front boobu man ma yaakaar ni ñaari front war na mën a bañam teet yàlla parce que ñoo bokk lenn lu ñuy xeex bu fekkee ñoo bokk lenn lu ñuy xeex bokk lenn lu ñuy bëgg nag war nañoo àndandoo doon benn yaakaar naa ni loolu incha allahu rabbi dina am li ci des moo di ñu rafetlu bu baax li nga xam ne mooy foqati sunu carte bi ngeen def parce que je pense que ku dugg ci YouTube bi dina gis ni ban ko defeek léegi am na 1 an amoon na résultat ca booba yaakaar naa ni PDS rek moo ko defoon amoon na résultat mais ñëpp la ko defal kon lii nga xam ne yéen a ngi ceet ñëpp lañ ko defal man loolu laa gëm loolu laa jàpp ba keroog ñuy trouver benn terrain consensus boo xam ne ñun ñëpp dinañ ci bokk di yëkkateendoo di dóorandoo parce que loolu mooy suñu yéene ñun ñëpp li ci des it moo di li nga xam ni mooy Karim Meïssa Wade muy sunu candidat ñun waa parti démocratique sénégalais yaakaar naa ni bis ba ñuy wax ni diw dina bokk ak diw di bokk àggagun ci ndax kenn ku nekk gis na en 2015 ministre de la justice taxaw ni ñoom doon nañ laaj bi ñu tëjee Karim ñu tooyare maanaam ñu génne maanaam li nga xam ne mooy droit civique ak politique am mais nee nañ duñ ko def kon jàpp nañ ba keroog ñuy déposer candidature yi ñu koy rejeter ñun suñu candidat dañ koy téye ci lu mu laaj dinañ ko def incha allahu rabbi kon soxna Abi ñu ngi rafetlu bu baax di wax ni nañ continuer di liggéey ci ànd bi man de dinaa ci liggéey ak koo xamee ni rek yaakaar naa ni dina ko def mais PDS beddikuwul wanewul doole buggut a jiite benn front bi buñ ci duggee 2016 bi ñu formé ba nëgë ni PDS mosu ko jiite te li ñuy wax mooy front bi fi amit ñun duñu ko jiite mën nañ ci ànd nag indi suñu expérience ñu bokk waxtaan ñu xool ki gën a yelloo jiite ca kooku yaakaar naa ni du PDS parce que ñun jiite front te xëy na du suñu wàllugar mais expérience bi nga xam ne ñi ci nekk am nañ ko yaakaar naa ni soxla nañ ko pour lu liggéey bu mel nii kon ñu ngi leen di sant di leen bu wax di la gërëm di la wax ni yoon bi ngeen jaar ñun yoon boobu leen gëm man boog moom laa gëm te yaakaar naa ni Alioune Gueye moom la gëm keneen ak keneen moom la gëm li ci des nag yaakaar naa ni waxtaan entre responsable et responsable la ndax li indi grand parti indi réew mi yaakaar naa du fa bàyyi PDS salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. kon merci notre frère Mor Diakhoumpa ñi ngi remercier aussi vraiment toute la presse ñoom Abdou Ndaw yi fi ñëw ak Augustin invité woon nañ aussi ñeneen ñi ci des ñëpp muy Diaspora 24 ak rajo Mag FM bi nga xamante ni dinañ koy déglu ñoom ñëpp jotoon nañ seen invitation xëy na ay xat-xatu jamono moo leen jàpp xëy na ba egsi wuñu waaye yéen ñi nga xam ne def ngeen déplacement bi ñëw wuy si ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que su ngeen di seetlu ñuy sàkku toujours seen teew te yéen
yéen da ngeen am fu nga xamante ni nii seen baat ak seen làmmeñ seen loxo joti na fa te ñun suñu loxo jotiwu fa suñu baat jotiwu fa suñu tànk jotiwu fa kon dañ leen di soxla toujours suñu wet ngeen ñuy jàppale ci liggéey bi parce que ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor li ñuy xeex nii yéen moom ngeen di xeex ndax li ngeen bëgg mooy un état de droit un état équilibre ñu am justice bu nga xamante ni justice bu équitable la réew mi dox sur tous les plans am ay institutions yu fortes defe naa ni loolu moo leen yëkkati moo yëkkati bépp sénégalais kon yu mel nii suñ ko defee ngeen yombalal ñu ko ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant di ñaan yàlla seen liggéey yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na yàlla oyofal man gi ba heure bu ñu leen soxlaa ngeen ñëw nekk suñu wet lépp pour l'intérêt du Sénégal te li ñuy sonn ñun ñëpp benn objectif la mooy defar Sénégal loolu moo ñu yëkkati moo leen yëkkati moo yëkkati ñeneen kon saa yi ñu wootee ngeen wuy suñu ñu ngi leen ci gërëm di leen sant ndax mën ngeen ñu demander ay moyens de déplacement wala leneen mais yéen a ñëw ak seen i propre moyen indi seen matériel kon ñun amuñu lu di leen ñaan yàlla fay leen ndax loolu la ñu man bu doon lu ñu mën a dindi ci poste jox leen ko ñu ko jox waaye comme nekkuñu parti au pouvoir ci opposition bi la ñu nekkit ñu ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ci déplacement yi ngeen def di gërëm ñëpp kon damay jox Massayer mu clôturer su ko defee ñoom ñu mën leen a libéré wax dëgg yàlla ndax guddi na ñun ñu continuer suñu réunion bi nga xamante ni nii ñun front bi war nañ ko tenir léegi ñu ngi leen di gërëm encore une fois di leen sant jërë ngeen jëf. clôture bi moom ay cant rek la ak ngërëm surtout muy front bi waa front bi ñi ci nekk ci parti yi ak ñi ci nekk ci mouvement yi ci seen détermination seen taxawaay fu ñu leen woo ngeen ñëw muy taw muy neige muy tàng ba pare di joxe seen contribution ci li nga xamante ni mooy xalaat yi nga xamante ni ñu ngi ko fi wàcce à chaque instant yéen a ngi joxe seen xalaat du ngeen sonn du ngeen tàyyi du ngeen nelaw panel bi lépp loo xamante ni jóg na rek les responsables ak ñi nga xamante ni nii dañ leen a dugal ci panel yi ñu bokk ci yeneen parti yi ñu ngi ciy taxaw di ci dox liggéey bu am solo kon nag loolu il faut que ñu wax ko devant tout le monde que xamante ni peut-être tey gis nañ ci taabal ji Massayer Diagne comme secrétariat wala ak Abi comme coordinatrice mais beneen yoon danañ gis ñeneen ci taabal ji comme coordinatrice wala coordinateur ak beneen secrétariat parce que noonu la front bi di fonctionner chaque 3 mois dañuy échanger ñi nga xamante ni parce que xel ak xalaat fa muy jógee yàlla rek moo ko xam doomu aadama xamu ko te tey peut-être li nekk suma xel ak suma xalaat wala Abi am na ñoo xamante ni ñoo ñu ko ëppale ci xel ak xalaat te ñi ngi ko toog fekk jiitewuñ duñ mën a xam loolu di remercier comme ni ko Abi waxee muy presse bi Augustin di suñu frère dëkk ñun aussi tamit di taxaw ci lépp ñu ngi koy remercier Abdou Ndaw taxawaayam kenn nattabliwu ko ci Brescia di remercier aussi Mor Diakhoumpa ci parole bi mu demandé wax ci turu PDS ak vraiment wax bu rafet bi nga xamante ni wax na ko te ku leen xam leen ci loolu aussi tamit ñu ngi koy remercier di remercier ñëpp rek di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala lépp loo xamante ni ñu ngi koy dëgmal rek yàlla nañ ci yàlla joxal defal ndam defal ñu victoire incha allahu rabbi bañ jëlee fi Macky Sall